ok yàlla baax na yàlla nañu yàlla defal jàmm effectivement keppaaru maam buñ fi ñëwee ñëw nañ fi ñu war a ñëw ndax ki ko initié suñu xarit la suñu nit la suñu doomu ndey la suñu lépp la ñu yàgg séq ay teraanga nag yàgg séq yu defante yu baax donc bu wootee ci bésam bi rek di bés boo xam ne at ba at la koy def donc dañ ciy sawar pour ñëw ci looloo suñu teewaay ci bés bi waaw. waaw loolu noonu yëpp dëgg la mais ku nekk xam na ne yow artiste bu mag nga te am na ci série yu bëri ci yooyu yëngu. ñu bëggoon xam lan mooy sa acte daal si art tamit. waaw xam nga art moom buñ ne un artiste comédien moom bon ci tënk rek mooy benn missionnaire la rek waaw du nit ki mais en personne mais métier la donc am na ñoo xamante ni dañuy dem ba dañ koy jaawale jikko mais art du jikko métier la. donc lépp luñ ci porté ci personnage ci série bu mu mënta doon wala ci sketch bu mu mënta doon ci wala ci luñ mën a joué du ma mëgay mais personnage la interprété rek loolu la quoi donc di ci jéggalu ñaare nag da nga ko def nit xool la ci mbedd wala ngeen tase ci milieu mu yaakaar ni yow la waaw fekk du yow c'est-à-dire la mu gisoon nga incarné fële day gis ni yow xëy na noonu ngay dund wala noonu nga mel mais nag léeg-léeg sax ñu jox la looy dund fekk yow la en personne nga joué ko loolu tamit du ci ñàkk parce que nit nga rek yëg-yëg ngay am donc loolu la aussi. waaw li nga wax gis nañ sa kàddu yi nga yëkkati yëpp te yëpp am na solo waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax lan ngay wax tey Ibrahima Mbaye Sopé moom mi lan ngay wax tey Ibrahima Mbaye Sopé mi organiser lii chaque at defe naa ne bii mooy 6e édition ci ren. waaw liñ koy wax kay mooy xanaa ñaanal ko rek di ko encourager waaw ndax lii muy def nii c'est pas facile te aussi tamit bu ko defee c'est parce que c'est pour les comédiens amul dara lu mu ciy bénéficier mais dafa bëgg art dund rek dafa bëgg tamit théâtre dund donc dafa bëgg aussi tamit nit ñi retrouver wu muy famille lii wax dëgg yàlla chaque jour que jëfee année bu nekk mu gën cee gis boppam maanaam ñu am ay spectacle de qualité nit ñëpp ñëw teew si fii ñëw feete ndoog moom 3 jours yi loolu la rek donc dañ koy encourager di ko ñaanal yàlla mi nga xamante ni moom lépp mën lépp te lu ko soob rek lay def yàlla na ko yàlla defal di leen sant nag yéen waa El Vision yàlla na leen yàlla defal jàmm ba seen kii bi aussi site bi gën a am doole waaw ba mu nekk télévision bu mag yàlla mën na ko parce que tamit tout début est difficile mais nag tous nos encouragements affaire yi moom c'est pas du question góorgóorlu la laaj rek mais du métier bu yomb aussi du course de fond non du course de vitesse mais course de fond la donc xam nga course de fond patience la laaj ah tempi la donc yàlla na leen yàlla defal jàmm kontaan naa ci yéen ah. merci waaw loolu yëpp dëgg la mais lan ngay wax tey xale yi nga xamante ne nii dañoo bëgg aar nekk ci milieu théâtre bi te xamuñu ci lu bari lan nga leen di wax tey. waaw xam nga aar dafa laaj xaar surtout théâtre mooy patience bi ma dugal sànq donc ku yàkkamti bokkuloo donc li ci am solo rek mooy kum ci mënta doon ngay xale nga am il faut nga am passion d'abord mais na nekk ci yow mooy na nga ko bëgg mais doo am loo xamante doo ko jiital bul jiital succès bul jiital xaalis. jiitalal métier bi d'abord bu métier bi duggee rek amaana li ci kanam mooy ñëw te bu ñëwee mooy daax donc li ma leen di encourager en tant que samay rak wala samay jarbaat benn instant mooy nañu dal waaw jéem a sàkku métier bi def ndànk aussi tamit bañ a yàkkamti ba pare nag li métier bi laaj nga def ko loolu daal xam naa ni lu ma leen di digal la maa ngi leen di ñaax. Papis maa ngi lay nuyu lu bare bari di la jaajëfal di la jox sa wàccuwaay tam di la laaj la mooy sa teewaay tey si bésu Ibrahima Mbaye Sopé muy bésu keppaaru maam 6e édition. waaw salaamaaleykum di leen nuyu bu baax a baax aussi di leen remercier ci seen teewaay tey donc di wax keppaaru maam bon su ma si teewee dama see war a teew ndax avant tout je suis artiste comédien donc Ibrahima Mbaye Sopé di sunu grand bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñuy tàggat ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci organisation wu keppaaru maam tey loolu moo waral sunu teewaay ci festival Ibrahima Mbaye Sopé. tey lan ngay wax Ibrahima Mbaye Sopé ci bésam bi di 6e édition. waaw dama naan 6e édition festival keppaaru maam du festival Sopé festival ñun jeune artiste comédien la. parce que boo xoolee organisation festival bi ñun ndaw ñi ñoo ko def ñun jeunes ñi donc ñi si nekk ñëpp ils ont moins de 35 ans donc ñooñu ñëpp ay jeunes lañ donc ñun ñëpp ñoo nekk ci organisation donc di wax juste que ne Ibrahima bon festival bi nekkatul festival am mais festivalu àdduna wërngal képp la parce que ku wax keppaaru maam wax àdduna bi parce que ëmb na lépp daal en quelque sorte donc voilà quoi c'est ça.
ñu ngi lay jaajëfal lu bëree bëri yow nan nga dundee nga nekk ndaw choisir théâtre ak théâtre nu mu méttee lan nga ñu ci mën a wax daal. waaw xam nga dañuy wax d'habitude ne yoonu ndaw du gaaw waaw c'est ça te aussi yombul quoi donc métti na avant ñu cee def dara bien vrai que defuñu dara ay ndaw lañ rek yu jàng mais bon c'est juste que ne passion la lu ñu bëgg la mu jaral ñu aussi ñu dem école jàngi ko aussi tamit di ko pratiquer donc ñu boole ñaar muy théorie ak pratique donc bien vrai que loo gis lu nekk dafa am début et tout début est difficile mais aussi bon on essaie de maintenir le cap rek ñu ngi ci quoi defaguñ ci dara nag mais ñu ngi jéem tuuti rek. tey lan ngay wax say fans ñi nga xam ne dañ laa bëgg lool ak xale yi nga xamante ne tamit ñu ngi mel ni comme yow nga doon seen royukaay ñu dugg ci tamit. te yow nga tax ñoom ñu dugg ci ak ñoom lan nga leen di encourager daal. waaw di leen wax rek Papis demagul fenn donc naam sax tudduma Papis c'est juste benn personnage la rek ndax Ibrahima laa tudd donc di leen wax rek ne ñu gën a bàyyi xel ci lu ñuy def parce que aussi booy def dara nit ñi ñoo lay suivre donc ci loo xamante ne doomu aadama yi dañ lay seetaan war nga wormaal kàddu yi war nga defar waxin bi war nga defar doxin bi war nga defar solin bi donc di leen wax ñu bàyyiwaat xel loolu bu baax ñuy bëggee Papis nag ak ñi bëggee Ibo yëpp bon di leen wax aw ma seen fay franchement ndax defuma lu nit deful génn ma fu nit ñi demul maa gën a ndaw ci ñi génn télé donc tey soo amee ñoo xam ne dañ lay bëggee topp sa ginnaaw ñooñu amoo loo leen defal parce que benn bi la bëgg jar naa daw ba dee ngir ni la fay franchement aw ma seen fay di leen wax merci pour tout. Papis lañ doon am fii nii Papis ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yaa xam loo bëgg ci aar yal na la ko yàlla defal tey lan ngay wax waa El Vision. waa El Vision di leen wax bon job rek suma gars yi jarul wax ji di bari bon y a énormément de télé qui yu nekk ci internet bi mais aussi nit ku nekk sa wërsëg ngay lekk et puis aussi professionnalisme mooy job donc job rek merci beaucoup à eux merci beaucoup ci ni ñu ñëwee couvrir événement Keparu Mam bi et tout ça ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Papis di leen remercier de la part de toute l'équipe de Keparu Mam merci beaucoup. ñu ngi lay fay bu baax a baax di la siyaar bu wér a wér di kontaan trop ci ñëw bi ngeen ñëw fii nii di couvrir ci suñu événement bi di Keparu Mam comme ni nga ko waxee ci sa njëlbeen wax képp ku bëgg xam-xam ku bëgg féexlu da ngay ñëw ba ci sa Keparu Mam nga taataan fa xam-xam boo xamante ne ëllëg moo lay jëriñ donc ci concept boobu la ñu nekk ci lancé boobu la ñu nekk ñun waa Keparu Mam donc di fexe di dajale nit ñi di dajale artistes yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Sénégal donc chaque année ñu koy amal ren nag nekkoon 6e édition bi donc ñu am kontaan bu baax a baax gis fi artistes yi nga xamante ne ñoo fi nekk pratiquement ñi seex milieu ñi nekk ci art bi yëpp pratiquement ñu ak ñi nga xamante ne ñu ngi leen di gis ci écran bi pratiquement majeure partie bi ñu ngi fi te loolu mbégte la ci ñun ñu doon ay tout tànk yoo xamante ne saa bu ñu wootee ñëpp wuy suñu ba ci mag ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci théâtre bi démb ñu ci mel ni waa Daaray Kocc amul année boo xamante ne dinañ leen woo ñu tànqam li ñu depuis première édition ba tey heure bu ñu leen woowee ñu ñëw nekk fi ak ñun 3 jours yoo xamante ne mbégte lay doon ci ñun parce que ñoo xamante ne dañ doon nekk ay tout tànk daan leen seetaan ci télé bi donc daan kontaan ci liñ daan def ñoom buñ àdduna doxee ba ñun ñu xaw a màgg tuuti rek waaw di am di def li nga xamante ne mooy festival bi di Keparu Mam di leen invité ñoom ñuy ñëw di nekk ak ñun ñu leen di dalal loolu mbégte la boo xamante ne day nekk ci ñun donc lu rëy la te xamuñu donc fi mu tàmbalee lañu xam mais xamuñu fu mu yem wax dëgg yàlla. tey Keparu Mam lii mooy seen 6e édition tey lan ngay wax Ibrahima Mbaye Sopé moom mi ko defaat ka fas yéene di ko continuer cant ak ngërëm yaakaar naa ne moom ñeel na ko yow lan nga koy wax. bu baax a baax du ñun rek ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci organisation bi ñoo ko war a sant mais képp koo xamante ne da nga nekk ci milieu bi amel nga ko njukkal parce que nit la koo xamante ne dafa ambitieux ba pare gagneur la voilà donc dafa courageux quoi parce que 6 éditions du lu yomb te amul benn yoon boo xamante ne benn année boo xamante ne dañuy tëb ne non nañ xaar déwén malgré situation yi dina métti trop mais dañuy jaayante da koy jaayante
koy jaayante bu baax a baax comme li mu wax démb rek nit dina tollu fële yaakaar ne keppaaru maam ay milliards lañu yor alors que jom ji rek moo fi nekk jom ji moo fi nekk ak bëgg a bëggal askan wi donc moom Ibrahima Mbaye Sopé amuñu fayam parce que lii nii mbégte la ci képp koo xamante ne yaa ngi ci milieu bi ñu ñëw fii 3 jours yoo xamante ne moo ñuy dalal ñu ñëw fii Tëngéej te li ci gën a doy waar mooy festival bi mu koy def jëlu ko rek yamale ko biir Tëngéej dafa nekk loo xamante ne daf koy yaatal parce que maa ngi ci organisation bi depuis 3 ans yi yëpp maa ngi ci organisation bi te dëkkuma sax Tëngéej maa ngi dëkk ba Pikine Guinaw Rail donc lenn la loo xamante ne daf ko yaatal tëju ko rek biir Tëngéej te Tëngéej bari na ay artistes bari na ay ndaanaan mënoon na yem rek ci artistes yu Tëngéej yi mais daf ko tas ci artistes yi nga xamante ne ñoo nekk fii si Sénégal gi yëpp kon loolu amuñu ci fayam dañ koy sant bu baax a baax di ko ñaanal lii mu dem ba nekk festival boo xamante ne day nekk festival bu international loolu mooy suñu objectif te gëm naa ne gëm-gëm baa ngi fi gëm nañ ne loolu dina am incha allah. tey lan ngay wax say fans ñi nga xamante ne souvent ñu ngi lay seetaan di la bàyyi xel tey lan nga leen di wax. aw ma seen fay ñiy béggee gilaay yëpp barki Seexul Xadim aw ma seen fay. parce que du loo xamante ne lu ndaw la rek diggante bu ndaw la rek ñu def benn passage waaw wane lu tuuti li ñu xam li ñu jàng ci milieu bi malgré que du benn fan lañ ci def du ñaari fan lañ ci def mais xam-xam liñ ci jàng lu tuuti rek lañ doon wane noonu voilà liñ ci am lu tuuti ñu wane ko noonu am ñoo xamante ne jaral nañ leen lu nekk déjà parce que lu ñu yaakaarul woon la parfois daf ñuy sax dépassé ñu gis nit koo xamante ne day ñëw nga waaw ñëw sa kanam di supplier wu nga jaral ko yenn yi mbégte boobu muy am ñun mbégte bi muy def ci ñun moo koy raw junni yoon kon ñoom dama leen di sant bu baax a baax di leen bëggee bu baax a baax te ku si nekk su ma sañoon barki Seexul Xadim dina xamante ak yow di déggante ak yow chaque jour mais voilà li yàlla xam doy na te ñi ma si jot a xamanteel tamit maa ngi essayé di déggante ak ñoom te aussi ñu ñuy baal parfois dinañ ñuy woo duñ ñu jot dinañ ñuy envoyer message ñu toog 2 jours duñ répondre du suñu coobare suñ sañoon ku ñu woo sur le coup da ñuy jot ku ñu envoyer message ñu tontu ko sur le coup mais parfois day bari sax vocal yi day bari message yi day bari ba doo mën a lire yëpp doo mën a tontu yëpp ak activités yi ngay nekk ñu ñuy comprendre du ñu baal mais ñu ngi leen di xamal ne ñoo leen gën a bëgg fuuf ndax man li may faral di wax rek léegi ma seen naan ku ma dóor di nga ma abal yat bi loolu laay dundee ku ma dóor di nga ma abal yat bi ku ma bëgg benn yoon ma bëgg la 1000 fois. waaw ñu ngi lay jaajëfal te kàddu yi nga fi yëkkati yëpp yaakaar naa ne rafet na duñ def lu dul di la jaajëfal tey lan ngay wax waa El Vision. El Vision El Hadj dama koy sant bu baax a baax parce que du xamante bi du lu yam fii ba ñuy xamante boobu maa ngi raam ci milieu bi je veux dire maa ngi raam ci milieu bi donc mu ñu daan gis nekk koo xamante ne grand bu baax la daf ñu daan encourager à chaque fois fu ñu mënti gisante bu ñu seetaanee buñ paree mu woo ñu encourager ñu donc am na loo xamante ne def na ko ci ñun parce que gëm-gëm bi nekkoon ci ñun par à chaque fois bu ñu gisee daf ñu koy yokkal donc kooku amuñu fayam di ko ñaanal télé El Vision dem ba nekk télé bu mag a mag si biir réew mi nekk télé bu international ci kàttanu yàlla am nañ yéene nañ ko barki Serigne Bamba yéene nañ ko bu baax parce que moom nit ku baax la te yàlla na ko yàlla fay xolam daal. tey lan ngay wax ndaw ñi nga xamante ne comme sama classe gi door a dugg ci aar nga xam ne xamaguñ ci dara tey lan nga leen di wax. ñu am patience parce que nekk na loo xamante ne yoonam gudd na metti na bari na ay xaaxam parce que di nga ñëw doo am di nga guddee doo am paas nga dox ñibbi di nga guddee ñëw sa kër fekkoo fa reer nga naan ndox tëdd situation yu bëree bëri suñ doon lim tey duñ fi jóg yu bëree bëri duñ ko dund yoo xamante ne méttit lay doon mais nañu am patience rek te gëm ne ci kaw bu nekkee kaani rek li suuf après booy gën di gas day gën di doon lem lay nekk ci suuf lem baa ngi ca biir a biir donc ñu am patience bi di ko fa xaar te nangoo jàng parce que nekkul loo xamante ne dañuy ñëw même bu dee don baa ngi fi dafa am loo xamante ne lu ñuy jàngi lay doon lu ñuy gëstu la parce que lépp technique la donc foofu la toll dama naan ñi siy nekk parce que ba tey man maa ngi ci te ci loolu laa nekk ba tey dama koy jàng
suba su ma gisoon formation damay dem defi ko donc kon ndaw ñi nga xamante ne ñu ngi ci di ci door a door li ma leen di conseiller mooy ñu dem jàngi ji ko bu ñu xeeb benn formation nañ ci nekk am gëm-gëm bi et puis respecté ko ñàkkul fayda métier la barki Seexul Xadim métier la man de li may ñaan yàlla mooy teraanga bu ma nar a am mu jaare ci lii te ku ci door a nekk tamit loolu laa lay ñaanal nga dem ba am ci teraanga bi mais teraanga boobu yëpp boo xaarul rek du la fa fekk ñu am patience te ñu nangu kaa jàngi ji ñu nangu kaa gëstu ji loolu rek laay mooy appel boo xamante ne dama koy lancé pour ñi nga xamante ne dañ ciy door a débuté. waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax dégg ngeen kàddu yi mu yëkkati te yaakaar naa ne kàddu yëpp rafet na aussi cant ak ngërëm ñeel na la ñu ngi lay jaajëfal lu bëree bëri.